هذا النور شفاء صدور قاد وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق قلب ينبض بالقرآن وهنا حلقات الصديق. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan à travers ISM Pro 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax te di leen ziar di ñaan jàmm yàlla sotti ko ci seen kaw. ñu am mbégte dellusiwaat ak yéen ci sunu ñaareelu xaaju waxtaan ci seen émission bi nga xam ne mooy sama question nga xam ne nit ki daf ci mën a laaj ci lu jëm ci mbiru diineem wala ni ñu koy waxee wér-gu-yaram wala tàggat yaram wala koom-koom wala sax lu jëm ci mbiru politique. su boobaa ñun ISM Pro 24 ñu gàddu laaj boobu dem wuti ki nga xam ne xam-xamam daf cee màcc mu baaxee ñu ay tontu ñu indiwaatal la ko. ci noonu ci lañu àndoon ak yéen ci sunu premier partie émission sama question bi nga xam ne mooy ñeenteelu numéro seeti woon Cheikh Babacar Mboup Oustaz Babacar Mboup ñu dem fekk ko këram doon waxtaan ak moom ci ay poñ yu am solo. foog naa yéen ñi nga xam ne seetaan ngeen première partie bi gis ngeen développement bu am solo bi nga xam ne def na ko ci lan mooy laïcité wàcce itam laïcité ba ci sunu dundin ñun Sénégal ni nga xam ne noonu lañ ko fi instauré ak lim ñu jural waaye joxe itam xalaatam ci galgal boobu nga xam ne lonk nañ ñu ko kañ ak nan lañ ko mën a génnee. ñu dellusiwaat ak yéen ci sunu ñaareelu xaaj fas yéene ànd ak Cheikh Babacar Mboup ni ñu ko waxee. ci waxtaan ak moom nag ci constitution bu Sénégal muy sart ndey réew Sénégal Cheikh Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay oustaz di bëgg lool ci jotaay bi nga xam ni am nañ ko di nuyu aussi seen internautes yi vraiment aussi di leen encourager di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy def. kon dafa mel ni ma ko junjee premier xaaj bi ñu defoon ak yow ñu bëree bëri rafetlu nañ te jàngee nañ ci loo xam ne xamuñ ko woon. nga yaataloon ñu lu jëm ci mbiru laïcité waaye suñu ñaareelu xaaj tey ñu bëggoon duut baaraam ci li nga xam ne moom la ñuy wax charte ndey réew mi mooy constitution bu Sénégal su ma la doon laaj lan mooy constitution bu Sénégal lan nga may tontu. constitution mooy téere bi nga xam ni mooy téere bi tiim téere yi nekk Sénégal yëpp nga xam ni du point de vue du droit. mboolem lu fi atte faaw mu dellu ñu mën koo tegtale ca loolu kon mooy teen bi nga xam ne ndox mu ñu fi naan rek ci lañ koy rote bu doon ci wolof la it dañuy koy tuddee ndey charte réew mi maanaam kon lépp luy charte yoon mën ca bàyyikoo ñu cay digle mbaa ñu ciy tere di ca daganal di ca araamal bii téere moo la tiim moo la féete kaw loolu nag muy jafe-jafe gu rëy man en tout cas ci sama gis-gis ndax en tant que man jullit mënumaa xam téere bu gën a rëy alxuraan mënuma ko nangu yi tamit dafay safaanoo ak sama ngëm te pourtant constitution bi lañ teg ci alxuraan bu fekkee yéen a ngi rappelé wu sax am na ci référendum 2016 bi am na sax benn débat bu ñu suscité woon ci loolu biñ ciy wax ndax ñun dañu opposé woon ci référendum bi non pas constitution bi fi jiitu woon la ñu d'accord waaye wan leen rek ni leen constitution ci boppam bu Sénégal moo ko mësagul am Sénégal amaguñ constitution dafa non amaguñ ko dañuy abbi ak it ñu abal ñu ay gët yoo xam ne luñ cay soppi it dañuy wax ni lii lañ soppi wala lii lañ war a soppi loolu nag jafeñ-jafeñ la xam nga constitution mënta am te constituant amul constituant maanaam ay nit daje moo xam ne dañ naan lébu yi dikk nañu alpulaar yi dikk nañu séeréer yi dikk nañu waa Bawol waa Saloum waa Ziguinchor ñu toog ku ci nekk sàkk ndaw wala boog ñu ni buñ ko deful ci waaso nañ ko defee ci nit yi ngëm-ngëm yi ñu ni kon jullit yi nañu toog ginnaaw téeméer bu ci nekk juróom-ñeent fukk ak nangam yi ñoom lañu kon nañ jël juróom-ñeenti nit ci jullit ñi jël benn catholique ñu toog ñu waxtaani réew mi loolu mooy constituant nga xam ne ñooñu ñooy toog daan ne ñun kat dañoo bëgg a dundandoo te ànd ko te bëgg mu rafet te it am nañu pas-pas ci ëllëg jëme suñum réew ak bàyyil fi suñuy ndono maanaam suñu njaboot bàyyil fi loo xam ni ñoom danañ ci mën a sukkandiku maanaam joggi ci ba gën a mën a dem ci kanam waaye danañ ci mën a sant yàlla yi ci seen i baay liggéey bu ñu leen fi bàyyi n'est-ce pas mais loolu moo amagul Sénégal mësul am aussi ba tey ba fii may wax ak yow amagul mësuñoo toog
waxtaanee ni ñun ñoo bëgg a décider taxawal suñu constitution. am na solo kon sama ñaareelu laaj bi ci loolu mooy suñu constitution bi ñu am ñun tey Sénégal fan lañ ko jëlee ak ñenn ñoo ko tëgg. waaw constitution bi moom France lañ ko tëggee première constitution bu Sénégal d'ailleurs sax bindewuñ ko Sénégal France lañ ko bindee donc moom la ñuy wax la constitution de Debré. xam nga d'abord la 5e république maa ngi koy junj ci émission bu njëkk ba bi ñu koy taxawal constitution bañ ko taxawaloon daanaka ñun moom la ñu àbb. xam nga jamono yooyu France dafa amoon gis-gis bu mu am ndax mi ngi tàmbalee néew doole te bëgg naa sukkandiku ci ñi mu notoon ngir mën a am kàddu gu kawe kàddu gu mag ci biir àdduna bi. su ko defee it mu bañ leen a yolaxal bàyyi leen rek ñu jot seen bopp noonu. looloo waraloon bi muy teg mu amoon benn xalaat lu ñuy wax la communauté française boobu France la woon ak ñi mu notoon ñoo ko seqoon constitution bañ ca tëggoon nag constitution boobu mooy dox fi nekk nii ci suñu réew mi. nga xam ni foofu lañ ko jëlee woon le 5 octobre 1958 constitution boobu moom mooy nga xam ni def nañ ci référence sax ci première constitution bi Sénégal bind. mais en 59 la boobu muy le 24 janvier 1959 muy première constitution bu Sénégal bi ak ba ci la constitution ba ca toppaat ginnaaw bi Senghor amee ay jafe-jafe ak Mamadou Dia muy la constitution du 7 mars 1963. gis nga constitution boobu rek modifié nañ ko 18 fois modifié nañ ko ba ci la constitution du 22 janvier 2001 mooy bi Abdoulaye Wade indiwaat tamit nga xam ne dafa indi rupture tëggaat beneen constitution bu bees fi mu ne boobu rek it gis nga modifié nañ ko ay yoon ba ci réforme bu mujj bi muy référendum bi 2016 ba ginnaaw bi rek am na ay changement yu bari amaat nañ ci ndax xam dañoo supprimer premier ministre te loolu constitution moo ko indi woon donc ay modification amaat na ci ay yoon donc loolu mooy constitution bi foofu la ñu bàyyi ko aussi. dëgg la am na solo waaye man jaaxle gi ma am ak sama internet bi may seetaan mooy lan moo tax wala lan nga jàpp ne moo tax Sénégal tëggaluñ seen bopp comme ni nga wax seeni doxalin ndax jamono bi nga xam ne 1958 boobu nga wax 1959 fekk na ay nit ñu baax ne ci réew mi ay borom xam-xam ay borom jikko yu rafet ñu xam liñ bëgg nekk itam ñoo xam ne am nañ àq ak yelleef ci réew mi lan nga jàpp ne mooy problème bi ba tax ñooñu indil ñu constitution comme ni nga ko waxee boo xam ne dafa mel dañ koo copier collé ñu ko lan mooy problème bi ba ñi mënoon a tabax constitution bi ni nga ko waxee waroon a toog waxtaanee ne nii lañ bëgg doxalee suñuy mbir lan mooy problème bi ba loolu amul. ma xam nga problème bi lu simple la xam naa ne yow mi ko laaj sax yaa ma ko gën a xam mooy niñ nosee réew mi la mooy constitution bi boo xoolee par exemple dañ ciy bind ni lépp lu am solo ci réew mi am fi njariñ di lu baax ci français lañ koy wax ci français lañ koy bind lii c'est constitutionnel loolu moo waral fi mu nekk nii képp kun fi wax ni tekki nga dara wala nga man dara faaw ci français ngay jàng looloo waral tubaab bi teg fi galgal boobu yar ay nen fi ay nenam tojtal ay cuujam bàyyi leen nampatal leen aussi ci li mu bëgg ba tax na ñooñu tamit bi tubaab bi li mu bëgg bi mu ko bëggee ñooñu dañ ko daal di def kenn ku ci nekk ngóore ci alors ñi ko mënoon a contrer mooy sëriñ si essayé nañ sax essayé nañ contrer loolu mais malheureusement xëñ na nanu ko yaakaare woon amul mën naa ci jël par exemple lu xam ne xëñ na même bu demul directement ci constitution bi mais dem na ci lu mel ni code de la famille bi sëriñ si def nañ ci combat bu rëy. foofu laa bëggoon ñëw sax ndax code de la famille fu ñu ko waxee danañ tudd mag ñu baax ñi nga xam ne tey boo ne Sénégal ne jikko ñoom ngay tudd boo ne Sénégal ne xam-xam tudd leen ku mel ni suñu Abdou Aziz Dabakh ku mel ni Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma maam Alhaji Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass ak ñeneen ñooñu nekk fi tëgg code de la famille boo xam ne dañ ne nii lañ bëgg ngeen ñu koy attee suñuy njaboot lan mooy problème bi ba tax loolu ba léegi nekk ci mel ni dafa nekk ci tiroir yi nelaw. waaw xam nga loolu li tax mu am mooy soo xoolee code de la famille bi ko Senghor defee 1970 kilifa yi dañoo daje kilifa yi mi ngi nii muy El Hadj Seydou Nourou Tall El Hadj Abdou sëñ Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma Cheikh Amadou Lamine Diène Cheikh al Islam sëñ Mamadou Lamine Seydi bu Médina Gounass sëñ Chamsidine Diagne Cheikh Aline Seck bu Ngourane sëñ Mandione Laye xalifa bu Layeni ak sëñ Sidi Lamine Kunta bu Ndiassane ñii dañoo daje ñu ngi daje le 3 janvier 1971 li ma lay wax lépp document yaa ngi ñi ma tiim
ñoom bi nu jàngatee gis nga dañoo taxawal benn bureau ni lii am faw ñu jëm koo saytu xool code de la famille bi ñu ko jàngatee gis nga génne nañ ci 74 articles mi ngi nii article bu ci nekk bind nañ ko ban article moo am problème article yi ni mu safaanoo ak li yàlla santaane ak li mu bëgg wala njàngale bi yonent bi 74 ñoom ñoo ko génneel seen bopp ñoom alaajoon juróom-ñaar fukki poñ ak ñeent ci code de la famille bi ni mu amee problème ñu def benn procès verbal boo xam ni mi ngi nii le 3 janvier 1971 lañ ko bind jébbal ko kilifa yi fi nekkoon waaye booba dafa am lu ci nekk ay wor Senghor booba war leen la bëgg te xam nga suñu kilifa yi bu doon léegi xëj na du demee noonu waaye ñoom li leen yàlla digal rek la ñuy def ba nit ku ñu jëflanteel dañuy rafet njort ci yow la nga leen waxeet la ñuy jàpp biñ gisee ak Senghor ni leen li ngeen bëgg yéen yéenay Sénégal bi Touba Tivaouane Ndiassane Ngourane nangam yéen yéenay Sénégal bi bu Médina Gounass Kaolack Yoff kon yéen li ngeen bëgg moo war a am léegi ginnaaw da ngeen a bëgg ni lii dañ ko war a soppi yéen bind leen li ngeen bëgg su ko defee danaa leen boole premier ministre moom mi nga xam ne mooy jiite gouvernement bi muy Abdou Diouf ci jamono jooju su ko defee bu ñu yóbbu assemblée nationale projet bi li ngeen bëgg ñu jàllale ko lii leen Senghor wax waaye li mu leen wax ak li mu wax ci suuf bokkul woo Abdou Diouf ni ko bu ñu leen waxee neel waaw rek lu ñu la mën a wax neel waaw ñoom fi mu ne loo leen boo leen nee waaw rek ñu daal di bàyyi danañ jàpp ni da nga ko def Abdou Diouf it daal di def loolu nga xam nit war ji dëgg-dëgg mi ngi bàyyi ko ci Abdou Diouf alors Abdou Diouf recevoir leen ni leen man jullit laa li ngeen bëgg danaa ko def ñoom dañoo jékki-jékki rek dégg ni code bi jàll na wote nañ ko assemblée te liñ bëggoon amu ci sëñ Abdoulaye def ci déclaration daal ni code bi du dox Touba ba bu mujj rek yaa ngi koy sëñ Sidi Moukhtar bi nu voté loi parité bi dafa ne du dox Touba xam nga loolu problème la nekk ci am réew ba noppi ñu voté loi boo xam ne pour réew mi la am ñu taxaw ni ñoom loi bi reconnaître ko du fi dox loolu moo lay wax ni la constituant yi ma doon wax li tax mu am solo ngi noonu su fekkoon réew mi ko waxtaane loolu du am loolu mooy suñu jafe-jafe alors kon sëriñ si taxaw nañ ci mais li waral sottiwul rek mooy ñoom dañoo doon ay jullit xàqan wax ak nit mu war leen la mu waxanteew noonu ndekete naru ci dara loolu moom moo tax waaye document yëpp a ngi nii ñoom def nañ ci ay jéego yu bu yàggul rek defar nañ ci ay jéego sax ba bind projet boo xam ne projet code de la famille la projet bi mi ngi nii projet code de la famille projet bi yëpp mi ngi nii avec gis nga 276 articles ci naka la ko l'islam kiiwee te gis nga projet bi waa Touba Tivaouane association islamique yi Médina Gounass Kaolack amul ku ci génn ñoom ñëpp ko maaseendoo génne seen i borom xam-xam saytu ko ba def ko ànd kook association islamique yi ci biir réew mi ba ñu proposé code bi. léegi code bi Cheikh Babacar ngir bañ li amoon ci code bu njëkk ba am lan nga yaakaar ne mooy pexe bi. loolu laa lay wax fi mu ne dañ ko yëkkatiwaat ñoom bi ñu demee ñoom defuñu comme ni kilifa yu mag yooyu defoon dañoo woo benn député proposition de loi baa ngi nii député bi dugal na ko en 2010 assemblée nationale mais bu mu ko dugalee lan ko xotti sànni ci àll ba léegi fii tamit lii problème bi mooy li ci war ci plaidoyer lañ deful léegi dama lay jox benn exemple benn misaal tey xam nga jéego yu mel nii am bi ñu demee waxtaan ak sëñ Saliou Mbacke moo fi nekkoon boobu 95 bi ñu koy tàmbali sëñ Saliou boolee c'est ak sëñ Mourtala taxawal commission Touba jël ay borom xam-xam ñu gëstu pour proposer benn code waa Tivaouane def noonu ñëpp def noonu association islamique tamit lëlu ñu daal di boole loolu lépp tënk ko mooy code bii ma tiim nii mais bi ñu ko defee seetlu imaginel booba bi sëñ Mansour bi mu fi nekkee jamono yi ñu koy dugal sëñ Mansour daal di woote def déclaration jamono yooyu 2010 fekk na sëñ Saliou jóge fi sëñ El Hadj Bara nekk fi def déclaration daal ni kat liggéey nañu liggéey boo xam ne si sama kilifa yee ñoo ko doon def waaye sotti na woo député bi ñu wax ni ko dañ ko bëgg nga porté ko wax publiquement ba nit ñi dégg leen ba noppi woo président ni ko léegi code bi dañoo bëgg mu jàll mais bu boobaa loolu lobbying la mais loolu moo manqué fi mu ne ñu ci bari yëguñu sax ni kilifa yi intéressé woon nañ ci te pourtant la ko jiitu sax fukki xalif général def nañu lettre demander audience pour gisee ak président kon xam nga ñor googu mu leen ñoroon ba ñu bëggoon lii su àndoon ak communication ba mu doon àndal ak it ànd ak aussi activer ay levier ndax combat bi du benn fànn rek woo seen njaboot ñi nga xam ne ñoo ngi yëngu ci économie bi ñoo ngi yëngu ci feneen ni leen nag lii moom enjeu national la ñun lii la ñu gëm
kon nag dañuy fexe ba ñu dugal ñu ko wala ñu fexe ba yëngal réew mi maanaam téye seen i loxo waxuma utiliser violence mais dama ne koom-koom njabootu Tiwaawan am na lu ñu yor ci économie bi église bi am na lu ñu ci yor murit yi am na lu ñu ci et cetera dama ne ñooñu ñëpp suñu leen activé woon aussi parce que yëf yi lobbying la lobbying boobu bu ñu ko defoon mais ba tey projet de loi bi jàll na mais malheureusement sànni nañ ko fële ndax dañ ni sëriñ si ñoom de moom xam naa bu ñu ko waxee duñ ko topp léegi nañ ko sànni fële rek ñi leen danañ ko def. macha allah am na solo trop Cheikh Babacar te dafa mel ni comme ni nga ko waxee projet de loi bi nga xam ne dafa jëm ci code de la famille jàllale ko wax dëgg yàlla waruloon jafe ndax ni nga ko junjee kilifa diine yooyu ñoom ñoo njaboote li ëpp ci nekkee ci réew mi. bal ñi nga xam ne sax ñoo jiite réew mi ñu ci bari suñu ay njiit ñu yor suñuy kàddu dañuy revendiquer ne kër sàngam laa bokk mooy sama sëñ mooy loolu kon problème am na. même ñi nga xam ne bokkuñu ak ñoom diine sax da ngay gis ne code de la famille bii suñuy kilifa diine teg boo ko méngale woon ak seen i gis-gis la leen di wutale du bari parce que diine yi ci baree bari ñoo bokk lu ñuy jàngale moom mooy jikko waaye ndax du loolu kon moo waral ñu bari di jàpp ne suñu constitution dafa xaw a mel ni rek benn tissu boo xam ne ku fi nekk rek dafa mel ni nim la arrangé façon ñëw bi nga ko bëgg ñëw nga koy ñëw maanaam coppite yu bari yi ñuy nemmeeku ci constitution bi nga xam ne mën na am dafa mel ni sax loolu moo dëddale diggante nit ñi ak constitution ba tax ñu baree bari xamuñ luy constitution yittewuñ ko ndax dañuy jàpp ne ñaareel ñu ko ŋànk li leen ci arrangé rek lañ cay doxal lan moo waral loolu. gis nga loolu mën na ci bokk waaye li ma jàpp ni dëgg-dëgg moo tax nit ñi yittewoowuñ constitution bi mooy ci làkk wi ñu ko bind. xam nga nit mënta xam loo xam ni amu ci benn xam-xam te fi mu ne làkk wi ñu ko waxee nii li ëpp ci Sénégalais yi dégguñu ko loolu benn mooy pexe bi ñu lal ak caaxaan yi ak it bëgg tuur la ndëm askan wi. ngir sori leen ak dëgg-dëgg te pourtant constitution bi ci turu Sénégalais yi lañ ko def. au nom du peuple sénégalais d'ailleurs préambule bi nga gis le peuple sénégalais souverain kon bu fekkente ni askanu sénégalais yi nu ñu mën a toll fukki millions lañu ñaar fukki millions ak juróom en fait 15 millions ci lañ toll actuellement mais sénégalais yooyu ñoom moom lii constitution ci seen tur lañ ko def te it ci seen tur ñoom lañ ko defal aussi kon ñoom war nañoo xam li ci nekk même suñ leen ci associé wul ci defal leen ko it war nañoo xam li ci nekk malheureusement premier problème bi constitution Sénégal am mooy ci làkk wi ñu ko bind muy français loolu mooy premier problème bi deuxième problème bi actuellement boo doon xool tey constitution bu Sénégal ci préambule bi rek laa lay wax de man damay am jafe-jafe bu ñu présenté askanu Sénégal fi mu ne ci juróom-benni tomb yu njëkk yi ba noppi le peuple Sénégal souverain profondément nanga convaincu que considérant conscient que attaché affirme nga xam ni nag askan wi mooy dëggal fi mu ne mooy jëmmal ginnaaw bi ñu ko wanee ci àdduna ba ñu xam ku ko liir nii ñi ñooy sénégalais lan la njëkk wax son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 mais yow mas ngaa dégg problème bu mel ni ñu ni sénégalais yi nga xam ni waa Kajoor la Bawol Siin Saalum la Casamance la nangam Ferlo la sénégalais yooyu ñu ni ñoom li ñu njëkk a jëmmal ci seen pas-pas ak ngëm-ngëm mooy déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 mooy révolution bi ma doon wax France nga xam ni waa France la concerné woon te lii damay am benn fu ma doon def conférence kilifa yu bari nekk fa ma laaj leen ni leen ndax déclaration bi mas ngeen koo gis xam ngeen ko ñu ni déedéet mas ngeen ko gis ñu ni déedéet te pourtant suñu tur lañ ko def inscrire ko ci constitution bi muy fukki article ak juróom-ñaar 17 articles la déclaration des droits de l'homme et du citoyen mi ngi nii bu 1789 ñu yëkkati ko dëxëñ ko ci biir constitution bi ci turu sénégalais yi ñun lii du ñun lii ñun gisuñu suñ bopp damay faral di wax toujours naan man doxandéem laa ci réew mi waaye du man dong ñi nekk doxandéem ci réew mi bari nañ lan laa jote man ak lii lan ngay tuddee doxandéem doxandéem mooy koo xam ne si bokkuma ci réew mi parce que constitution bi man bokkuma ci di liñ ci wax ni man bokkuma ci lii ma la njëkk a wan nii rek wane na ne man bokkuma ci déedéet déclaration bii li France la xewe woon ci benn période histoire France boole woon ay loge maçonnique yuy jóg di xeex ak diine lan moo ci sama yoon man ci lool man loolu regardé wu ma ça ne me regarde aucunement ça ne me regarde donc ñu ni ma instrument bii lan njëkk a jëmmal ci suñ constitution ma ni déetawaay ñu teg ci nag instrument yi nga xam ne Nations Unies ak Union africaine jël nañ ko
ñu teg ci lan la déclaration universelle des droits de l'homme bu 10 décembre 1948 nga xam ni France lañ ko defee. gis nga déclaration bi ma la njëkk a wax ki ko bind franc-maçon la 30e degré Gilbert Moutier de Lafayette maanaam ñun ci pas-pasu maçon la ñu nekk fi mu nekk ni la franc-maçon moo ko bind Gilbert Moutier de Lafayette moo bind lii. bi mu jógee foofu te dafa inspiré wu ci la déclaration d'indépendance américaine parce que demoon nañ ci guerre d'indépendance bi moom. alors mu doon ci kàngam mu mag bi mu fa bindee gis nga bi ñuy bind déclaration bi ci bii lañ sukkandikuwaat parce que lépp affaire logique la. biñ koy bind kenn ci kàngam yi ko jiite woon te gën cee mag ñu xam ko ci franc-maçonnerie mooy René Cassin moo bindaat lépp ay franc-maçon ko def te gis nga biñ jiitalee téere bii lañ ci teg. dafa mel ni ñun lii lañu jox suñu alxuraan tegal ñu ci bii nit ñi bii mooy xadis saxiixu muslim wala Buxaari alors ñu defal ñu lii muy 30 articles aussi daan ñu ciy tegal nag ay charte ki convention yoo xam ne sénégalais yi gisuñu ko notamment lu mel ni la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes nga xam ni mooy combat bi nga xam ni féministes yi jël nañ ko ñu nangu leen ko 79 exactement te lii mais interroger sa internautes yi laaj leen ndax liiragul nañ ko xam nañ lan moo ci ne te pourtant Sénégal non seulement signé na ko ratifié na ko publié ko mais yëkkati nañ ko ba dugal ko ci suñu constitution lii c'est constitutionnel fi mu nekk nii au Sénégal ak lan la convention relative aux droits de l'enfant ak xale yi waaw ak yelleefu xale yi mooy 1989 bi waaw nga xam ni kon effectivement le 20 novembre 1989 léegi ñi ko bind ñoom par rapport ak seen pas-pas ndax neewoon naa la yëf yi yëpp mbiru pas-pas la d'abord ba pare ñoom ci seen pas-pas nit ki li mu gëm ci loolu ci lay analyser ci lay sukkandiku ci lay defee ay projection alors ñoom ci loolu lañu gisee ni kan mooy xale kan mooy jigéen lan mooy àqam ak yelleef mais dañuy dellu toujours ci li ñu gëm ñoom ak ci seen histoire ak ci seen trajectoire mais li ñu gëm mën naa wutee ñun ak li ñu gëm seen histoire mën naa wutee ak suñu histoire seen trajectoire mën naa wute aussi ak suñu bos lan moo tax kon ñoom ni ñu gisee xale rek ñu bëgg ko imposer ni kon c'est universel. seen xale bi ak sa xale bi. par force sama xale bi. àq ak yelleef bi mu am kon il faut àq ak yelleef yooyu ñëpp am ko. environnement yi sore na. donte histoire yi wute na donte contexte yi bokkul donte surtout ngëm-ngëm yi bokkul aussi. parce que mooy li ci ëpp solo ngëm-ngëm yi d'abord. forcément suñu ñetti doom yi ñoo war a nekk ñoo war a yem. ñoom ñëpp ñoo yem àq ak yelleef te ki la koy wax laaju la yow sa xalaat de daf koo bind ba pare ni la lii nag mooy li war a am. léegi nag signé ko te nga doxal ko sa biirum léegi gis nga suñu jafe-jafe mi ngi nii alors li tax sëriñ daara yi ñu leen tëjee que ni donc bo convention bi ci nga koy fekk ak lan la charte africaine des droits de l'homme et des peuples bu juin 1981 lii yëpp c'est constitutionnel fi mu nekk nii mi ngi ci suñu biir constitution. macha allah sëriñ Babacar Mboup foog naa ne suñ mbokk internautes yi gis nañ ne samay question bariwul trop sax ndax xam naa ne njommite gi leen jàpp ak yéemu gi moo ma jàpp man mi laaj ba tax na déglu laa gën a farewoo ko questionné ki nga xam ne mooy Cheikh Babacar Mboup ci lu jëm ci charte ndey réew mi foog naa ne lim ci leeral doy na sëkk muy laaj bu ku nekk war a laaj boppam ci ni nga xam ne lañ la wax ne nun ngay doxalee say mbir te ñu def ko ci sa tur ak sa sant def ko mel ni yow yaa ko signé yaa ko d'accord ci loo xam ne yëgoo tinoo ba pare génne ci ay yeneen i bànqaas yoo xam ne dañ ci tëral yoon yi nga xam ne lañ war a doxalee ñun bi ci gën a doy waar mooy njaboot gi nga xam ne dafa mel ni kon feebar bi daf ñoo toppee fu sori te nag bàyyeegut ñu ndax bu fekkee njaboot gi ni ñu tënkee ñoom seeni doxalin te réalité yi bokkul ni nga ko waxee jamono yu bokkul gëm-gëm yu bokkul noonu lañ bëgg suñ njaboot ñun doxee ci te njaboot googu ëllëg ñoom ñoo war a jiite ñoom ñoo war a yor kon dafa mel ni feebar bi du luy gaaw a dañ waaye niñ ko waxee ci commencement waxtaan bi bu ñu ne constitution muy sart ndey réew mi dafa mel ni benn teen la boo xam ne dañ ci rootee te loolu moo feeñ ci waxtaan bi mooy fii ba ay émissions yu bari bu ñu doon def foog naa ne nit ñi dañuy continuer di jaruñu rek. kon dafa mel ni sëñ Babacar ni nga xam ne lañ tëralee mbir mi natt ko ca seeni njaboot. nga xam ne bu doon yére dañ ko nattal xëy na seeni doom ñu yem ca ñoom képp ñu bëgg mbubb moomu nga solal ko yow sa doom ma solal ko sama doom li wér mooy du yem du bokk waaye dafa mel ni loolu forcé nañ ñu ko waaye balaa ñuy dem ci jeexital waxtaan bi bëggoon nañ nga ñëwal ñu dellu siwaat ak ñun ci constitution bi ci ñaari article mooy article 1er bi ak article 98
su ma laajee ñaar yooyu nag soo ko expliqué mbokk yi dinañ xam lan moo tax ma dut ci baaraam. jërëjëf Oustaz laal nga ñaari tomb yu am solo article premier bi xam nga dafa nekk ci titre 1 bi muy jëm ci wàllu état bi ak souveraineté réew mi ni ñu moomee suñu bopp ak it appareil bi nga xam ni mooy suñu kudd wala mooy suñu paaka moom la ñuy jëfandikoo niñ ko nosee niñ ko tëralee toujours bu ñu fàtte ni pour réew mi la pour askan wi la de lii lépp pour askan wi Sénégal lañ koy defal alors kon liñ ciy comprendre mooy dafay mel ni askan wi ñoo bëgg lii askan wi suñ ko waxee nag suñ dee téeméer juróom-ñeent fukk ak nangam yëpp am kilifa kon kilifa yi dafa mel ni ñoo bëgg lii aussi donc loolu aussi bëgg naa mu leer ci sama communication donc kilifa yi moo xam association islamique yi la moo xam foyer religieux li moo xam église bi la dafa mel ni ñoo bëgg lii alors article premier bi xam nga bi ñu leeralee ni la République du Sénégal est laïque démocratique et sociale ma ubbi ci benn parenthèse bu ndaw waree ni gis nga fi mu ne lii la libre pensée internationale la libre pensée mooy ñi nga xam ne dañoo boyal seeni xalaat nos benn kuréel génn diine libre pensée internationale ci Rome dañoo daje woon 1904 gis nga bi ñu génnee seen bàkku seen devise lii la ñu waxoon la libre pensée internationale est laïque sociale et démocratique. laïque sociale et démocratique. même ñett yooyu ñu jëloon ñun moom lañ dugal ci suñu constitution kon Sénégal da ngay gis ni kon ay libre penseurs lañ ñoo ngi nekk ci diine libre pensée ndax nous sommes laïque social démocratique et social loolu moom mooy benn kon gis nga ni ñu aligné woo ak la libre pensée internationale. beneen bi ci des waxoon naa ko muy langue officielle bi ñu wax mooy jafe-jafe bi njëkk ci constitution bi bu ñuy tëggal aw nit mbir dañ leen cay boole ba noppi wax ko ci làkk bu ñuy xam su ma nee la kaay tey damaa bëgg nga joxe junni ma joxe junni ñu bokk taxawal benn entreprise liggéey léegi nag contrat bi may def mi ngi nii waaye nag dama koy bind ci làkk woo xam ne doo ko xam. ndax nga ma indi problème. ah mais bien sûr am nga problème ba pare. parce que lu ma ci mën a bind bu ma bindee nii léegi société bi man dong maa ko moom yow xamoo ci dara. su ma ci bindee nii tamit fi nekk nii yow société bi sax taxawal nañ ko yow bokk nga ci waaye lebal naa la bor boo xam ne fii ak fukki at fi mu nekk nii lu ñu liggéey da nga ma koy fay xamoo ci dara. te làkk dafa am solo trop ci jëflante. xamoo ci dara ilaa bi lisaani xaw mi alors gis nga loolu ni mu amee solo su ko defee ma ñëw nag ci li taxoon ma bëgg a ñëw ci article 1 bi mooy la devise de la république république mooy li ñu bokk devise bi li ñuy mandarga woo lan la un peuple un but une foi gis nga lii Senghor xaw ma fu mu tëdd waaye bu ñu taxawee bis penc ñu ñëpp dañu am problème dama ne Senghor xaw ma fan la ne waaye bu ñu taxawee kuy sénégalais am carte d'identité maa nga am këyitu juddu mbaa dara lu ñu mandargal république du Sénégal un peuple un but une foi da nga am problème aw lay doo ko am ci kanamu borom bi. xam nga waxoon nañu leer na ni nee naa la lii pour sénégalais yi lañ ko defal dafa mel ni sénégalais yi ñoo ni dañoo bëgg lii kër la ko tudd Sénégal ñii ko dëkkee ñoo commandé añ bi. añ bi indil nañu ko mooy constitution bi n'est-ce pas. alors ba ñu lekkee ba suur nag kon xam na ni ñoo joxe suñu alal ñoo ko commandé mbindaan mi toggal dong la ñu ko defal suñu mbindaan nag suñu indil ba bindal ñu un peuple nee nañu benn askan kese la mi ngi mel ni benn jëmm loxo am na ci nag wute nag bët bët am na ci jëmm ji wute nag bakkan am na wute nag tànk waaye terewul nag bu nee tànk ni loxo ni bopp it lépp ci benn jëmm la kon sénégalais yëpp benn jëmm lañu muy un peuple un but sénégalais boobu di benn jëmm benn jubluwaay kese la am jubluwaay bi ndax xam nga ko sénégalais yi nañu wër laaj leen lan mooy suñu jubluwaay li ñu dëxëñ fi nekk nii duñu ko leeral mooy jafe-jafe yi ñu ciy leeral benn jubluwaay la nit kooku am mooy ban jubluwaay mooy fi teerlu rek génne yàlla ci mbir fi mu ne constitution bi da nga ko lire ba mu àgg yàlla kenn tudd ko ci nee naa la ñoo ngi référé wu ci ay textes yoo xam ne ay franc-maçon ñoo ko bind kon benn jubluwaay la ñu am nag mais li ñuy bind yàlla du suñ kilifa un but une fois benn pas-pas lañ am aussi mbiru pas-pas la ñu wax une fois benn pas-pas la ñu am pas-pas yi mooy yàlla du suñu kilifa li ñuy dox duñu tegtaloo ci moom te it dañuy seexale ni diina yépp ñoo maase yem donte yéen a fi ëpp jullit it waaye yéen ñëpp yéen a yem dañuy indi yeneen diine joo xam daal mooy diine ji supérieur te loolu bis bu ñu amee jotaay ci laïcité danaa ko gën a leeral ba nit ñi xam ni laïcité diine la ñi ko concevoir aussi diine lañu wax ni diine la diine lañ concevoir d'ailleurs dañuy wax ni mooy diine ji supérieur moo tiim lépp mooy diine ji tiim mbooleem diine yépp alors loolu kon su ko Senghor fexee ba dugal ko ci daal ni ñu devise li ñëpp bokk Sénégal mooy jenn jëmm lañu
duñ teqali ko benn jubluwaay lañ am benn pas-pas lañ am kon nag war nañ ni tekkaat taxaw xam ni kon constitution bi lu mat a jàngate ngi nii moo tax waxi sëñ Mountakha ji man yaakaar naa ni bu ñu sàgganee ba occasion boobu rëcc ñu ñun amatuñu aw lay constitution bi dañ ko war a seetaat gi nag bu ñu koy seetaat man ci sama gis-gis julli ci dañoo war a toog catholique yi toog ñi gëmul dara sax nañ ñëw toog républicain yi kenn ku ci nekk nag au prorata par rapport ak ni nga toll ci réew mi bu fekkente ni fi mu nekk nii julli ci 95% ñoom lañ fi kon bu ñu dee téeméeri nit 95 yi ay jullit la ñu doon nit des ku ci nekk ni nga toll noonu ñu ñëw toog waxtaani réew mi parce que loolu mooy liy yoon alors article 98 bi moom daf ñuy wan ni ñun Sénégal moomuñu suñu bopp souveraineté bi ñu doon wax article 98 bi moom daf ko weddi pourtant ci laytaayu waxtaan wi dafa wax ne Sénégal réew mu ñoom moom suñu bopp mais bii article bi weddi na ko article 98 bi dafa wax ni les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie lii dafa wax ni traité boo xam ne génn nañ ci bitim réew signé ko moo xam Nations Unies ko engagé moo xam dafa jëm ci environnement bi dafa jëm ci droit de l'homme dafa jëm leneen bu ñu signé traité bi lu mel ni traité de protocole de Maputo par exemple suñ ko signé wala muy benn ndéggante boo xam ne waxtaan nañu ak menn réew ba signé ko buñ koy signé nag président rek moo am sañ-sañu signé ko waaye bu ko signé tamit bu ñëwee ratification bi assemblée nationale lañ ko defee te xam nga Sénégal moom assemblée amaguñu assemblée nationale ba tey aussi assemblée président la ñuy am Senghor assemblée la amoon Abdou Diouf amoon assemblée Abdoulaye Wade am assemblée bi Sall la sant donc Macky Sall la ko moom lu mu fa bëgg léegi mu jàll alors assemblée bi député yi nekkaluñu askan wi nekkaluñu fi réew mi aussi léegi assemblée ñoom ñoo koy ratifié kon su président signé ñu yóbbu ko fa mu ratifié ko la wax suñ ko ratifié rek ba journal officiel publier ko ndax publication bi bu génnul valable gul voilà alors su ko publier rek fi saase disposition yooyu nekk ci accord bi dafay tiim loi yi mu fekk ci réew mi non pas dagan dafay tiim loi yi nekk ci réew mi xam nga loolu gën a garaaw on une autorité supérieure la wax dafay tiim loi yi nekk ci réew mi nga xam ne kon bu fekkee dafa doon jëmoon ci droit de l'homme muy àq ak yelleef jëm ci minorité yi par exemple fekk na Sénégal dañ ni ñun bëgguñu ak ngóor jigéen te lee signé nañ ko ratifié ko publier ko journal officiel obligatoirement loi bi nekkoon Sénégal dañ koy changer dëppale ko bii kon ndax bii da koo tiim moo ko ëpp doole lii laa lay wax kon da ngay gis ni kon ñun amatuñu souveraineté mais bien sûr c'est absolument ab wuute la ci biir c'est contradictoire baat boobu la c'est contradictoire dafa safaanoo lii moo lay wax ni kon ñun amuñu souveraineté ndax bu fekkee accord la yoo xam ne si cëg biti lañ ko jëlee ñëw mu war a tiim suñuy loi yi réew loolu jafe-jafe la warul woon a tiim quand même suñuy loi voilà macha allah sëñ Babacar waxtaan bi am na solo trop ni ma ko waxee buñ ci doon root fii ba suba du jeex suñ mbokk yi ñuy seetaan yéen itam xamee ngeen ci loo xam ne foog naa ne li ma dal na leen mooy xamee ngeen tey ci waxtaan bi ñu seq ak Serigne Babacar Mboup bu ànd sàmm jikko yi ci lan mooy constitution Sénégal génn nañu ci itam ay sew-sew yoo xam ne yu am solo la xanaa di wax ne rek li duuf ci nag bi dafa xaju si cin li ba tax na lii benn rek daje la boo xam ne ESM Pro 24 amaloon na ko jógee fa mu nekk ñëw ba fii ci Parcelles ziar si ko waaye itam jëriñu ci gëstu yu am solo yi nga xam ne def na ko ak coono bi muy daj ngir sénégalais yi surtout sàmm seen i jikko waaye ngir ñu gën a xam itam li nga xam ne moom moo dëxañu ci li ñu wax ne moom moo ñu tënk ci suñuy doxalin kon Cheikh Babacar dama lay bàyyi nga wax sa kàddu gu mujj. sama kàddu gu mujj daal mi ngi jëm ci sénégalais yi nañu gën a yokk taxawaay te fexe nu ñu gën a dooleele lu mel ni ànd sàmm jikko yi ñoo ngi ciy invité aussi mbooleem kuréel goo xam ni gëm nga ni sa kuréel gi yaa ngi koy taxawal waaye sa jëf yamul tey borom bi dana la laajaat ëllëg nga taxaw ca kanam ñoo ngi lay woo ci liggéeyu ànd sàmm jikko yi. ku ñu bëgg a joindre aussi mën nga woote ci 657 10 52 657 10 52 77 la ñoo ngi ciy woo ñëpp mais surtout man sama woote surtout mi ngi jëm ci kilifa diine yi ñoom dañoo mën loo xam ne ñu wax dëgg yàlla ñun mënuñu ko tey jii
ñoom capacité de mobilisation bi ñu am ak seen kàddu fi mu àgg suñu kàddu dafa àggul te toujours damay insister ni lu baax ci réew mi ñoom seeni maam ñoo ko fi jëf. gis nga fii lu fi baax ci daara la bàyyi ko ci réew mi ñun ñi nga xam ni tubaab lañ jàngi woon jàngaluñu lu dul wax lu dul dëgg sàcc ak nax askan wi lii dong lañ jàng. alors li fi baax ci réew mi yëpp ci daara la bàyyi ko kon ñooñu doon daara mais sëñ Tuubaa fi mu nekk nii sëñ daara la. Maam Alaaji Malick sëñ daara la. ñooñu daara la ñu yoroon. di jàngal nit ñi xamal leen yàlla ba noppi di leen tàggat di leen yar ci diine. kon li fi baax ñoom la seen njaboot nag ñoom ñoo war a xam ni kon seen héritage maanaam seen ndono lañ menacé. kii menacé sa ndono nag toujours ñi li ñuy jaxase mooy ñoom du ñu ñëw xeex ak yow ni frontalement. mën nañ laa tabaxal jàkka jàppale la ci nga tabax sa jàkk mën nañ laa tabaxal daara yoral la fi mu nekk nii dund ba loolu génne wu leen. xam nga lan la ñuy def dañuy fexe ba ndigalal yàlla rek nga boole ci di jëfandoo lu yàlla tere. ñoom bañuñu ko julli gis nga ñu bari dañuy def confusion ci loolu. par exemple Sénégal la loi de Faidherbe c'était en 1857. 1857 la Faidherbe bu jëloon loi ca Ndar pour ñuy jàngale alxuraan bañuñu ko jàng alxuraan tubaab bi. xam na li muy def bu baax parce que bu nee du ngeen fi jàng alxuraan fi mu nekk nii adduna tey lay tukki moom te risque boobu du ko jël. dañuy fexe ba. mais day fexe ba nga jàng alxuraan. fexe ba nga mokkal ko mu fexe ba jàppale la. fexe ba di la wan ni la man dama lay jàppale damay taxawu diine waaye ci biir dana fexe ba nga def lu yàlla tere. boole li digle li def lu yàlla digle ak boole lu mu tere maanaam ñoom lii rek mooy seen objectif nañu fexe ba def loolu lu yàlla tere rek. alors te loolu ci suñu waxtaan fës na ci ni def la nañu lu yàlla tere ndax li ci gën a garaaw mooy suñu kilifteef képp ñu génn ci yàlla wala bokk ñu am ñaari kilifa daal ni yàlla féeteel fii kii féete fii ngeen seq ñu donc loolu mooy jafe-jafe bi alors kon kilifa diine yi aussi nañu ci jàppale xam ni ñoom seen responsabilité mooy bi ci gën a entière ndax askan wi ñoom moom réew mi te ñoom 95% wala boog 90% askan wi ñoom la ñuy déglu kon ñoom li ñu ci man keneen mënu ko ci ñoom nag ñoo mën a dindi Sénégal fii bu dul loolu am na yeneen buum yoo xam ne mi ngi fasu ci suñu kaw te day gën a metti te bu ëllëgee it ñoom la ñuy laaj responsabilité boobu. loolu daal véritablement mooy loo xam ne moom ça me tient à cœur ngir ñoom ñu xam ne ñoom rek a mën a changer la donne la. bu dul loolu askan wee koy changer boppam te man préféré wu ma loolu ndax askan bu jógee di changer mën na ëppi loxo te ñoom mën nañ koo changer ci ak dal ba tax na véritablement ñoo ngi ñaan ñëpp surtout ci appel bi sëñ Mountakha wax ni constitution bi ñu soppi ko il faut ñu soppi ko. bu fekkee bu Sénégal la il faut ñu soppi ko loolu nag yaakaar naa Sénégalais yëpp jël comme un seul corps ànd ak Sëñ Muntaxa ci xalaat boobu ñu xool liñ ci war a soppi lan la. woo ci suñ mbokki jàngu bi woo ci ñi nga xam ne nee nañ ay républicain lañu république lañ gëm ñoo bokk réew mi ñu toog waxtaane ko loolu daal laa ci gëm si di woo Sénégalais yi surtout ndaw ñi les étudiants élèves yi. ak dongo daara yi ñu gën a adhéré massivement ci ànd sàmm jikko yi parce que liggéey bi seen liggéey la ñun dañ leen di xalal yoon rek yéen la ñuy waajalal yoon wi. macha allah jërëjëf sëñ Babacar Mboup yaakaar naa ni mu tëjee am na solo ñun itam dañu am mbégte bu rëy ESM Pro ci ñëw jël ci sa waxtu nga baaxee ñu itam sa xam-xam waaye jaadu na ndax ku ne réew ni ma ko waxee ci sunu première partie ne jikko. waxtu wuñ ko ñàkkee rek mel na ni ñàkk nañ suñ capital kon képp koo xam ne jóg ni di ko sàmm dina ko ñor koo xam ne day ñëw ngir mën a tasaare loolu ñun itam suñu yitte di ñëw di toog ak ñu mel ni yéen di taataan ci seen i xam-xam ak seen i leeral di ko jàllale ak di ko yeggale ñi nga xam ne ñooy suñu woy seetaan yi kon ñu ngi lay gërëm di la sant di foog ne di ñu accordeel incha allah yeneen i ndaje ngir ñu gën a yaatal poñ yu am solo yi nga xam ne ni ko ñu ngi ko doon abordé kon mbokk yi lii moo nekkoon seen émission sama question di ñeenteelu numéro bi ngeen àndoon ci ak studio ESM Pro 24 ak Cheikh Ismaïl Sow mi nga xam ne moom moo nekkoon ci xarala gi ñu leen di gërëm di leen sant di leen dig daje incha allah ci yeneen i numéro ak yeneen i kàngam asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. هذا النور شفاء صدور قاد وعطر كل لسان